donc di wax ne ci suma tur ak turu ñi nga xam ni ñoom la ñu àndal ñu ngi apporter suñu soutien total au candidat président Ousmane Sonko nekk président Pastef les Patriotes di ko mastaw parce que li muy dund nii bu nekkul woon ci langue politique du ko doon dund li njabootam ak ay waajuram di dund jamono yi bu nekkul woon ci langue politique kon duñu ko dund ndax réew mi ku ne ngi fi ñépp a ngi fi itam ku nekk a ngi def li nga mën ci domaine bi nga ne waaye dafa mel ni daal réewu Sénégal lu waay neex defal ba mu des bëgg a politique servir sa réew xeexal sa réew am ambition ngir sa réew ñun nag mënuñu lu dul cohérent parce que 2014 ba léegi président Macky Sall mu ngi ñu def ci mbedd mi génne nañu ci mbedd mi pour ñu xeexal Karim Wade bi mu ko yootoo génnewaat nañu ci mbedd mi di mu yootoo Khalifa Sall tey mu génnee encore nit ñi ci mbedd mi ndax bëgg a fexeel président Ousmane Sonko muy lu ñaaw parce que lu ne dégg nañ ko fi ñu jiiñ ko nit lu ne dégg nañ ko fi ñu waxal ko nit mais dama jàpp ne nit góor muskalaf kilifa ku yori soxna yor ay doom yor yaay yor ay mbokk yor ay am di jàmm yor ay soppe waroo mën a yeewu rek dans la place publique ci ay journaux ci ay site internet nga yàq deram góor kenn du ko def noonu réew mi nag boo fii politique faaw nga am yor-yor ak président Macky Sall ñun ñi ñépp am nañu ak moom yor-yor yu metti yor-yor yoo xamante ne dañuy jóg toroxal la jóg sëggal la jóg taxaw jébbaane la te ku nekk rek ak yoon buñ lay jaare daj nañ nag wër nañu façon bu ne ñii nee nañ leen ay sàcc ngeen ñii nee nañ leen ay truand ngeen ñii nee nañ leen da ngeen di détourné ñii nee nañ leen leneen ñii nee nañ leneen tey nag ba ñu demee ba nga xamante ne amatuñu lu ñu war a mën a wax ñu daal di dugg ci ay problème de mœurs ci ay problème mu vie privée yu ñaaw yoo xamante ne dama yaakaar ni président Macky Sall ak gouvernement wam tey ils sont descendus très bas très bas wàcc bi ñu wàcc ni mësuñu koo wàcc ci àdduna pour liquider un adversaire politique ndax nit di nga ko wax lu ne boo demee bay wax jéemal wut ci moom loo xam ni intérêt général la boo demee bay wax ci moom wutal loo xamante ne daf ko def àdduna bi yépp daf ko mbooloo mi yépp daf ko askan wi yépp waaye déedéet da ngay dem di dóor ay coups en bas de la ceinture c'est ce qu'on appelle des coups en bas de la ceinture loo xam ni moral mayewu ko yar mayewu ko xel bu rafet mayewu ko ku jàppoon sa noon sax ci yenn situation yi yow boo amee looy bañ ak looy rus nga rusa yow wax ci yenn yi kon lii ñaaw na ba fu ñaaw yem président Ousmane Sonko nag xeex bi du ci wéet loolu itam dama bëgg ñi nga xam ne ñoo nekk ay partisans am ñu xam ko ñu bañ a jàpp ne ku ñu gis wala ku ñu gisul da cee nekk wala nekku ci ñépp a ngi ci te bu soobee yàlla à partir de demain di ngeen di gis ñun ñii tey dañu namoon jóg dem fa mais gis ngeen ni yombul te itam du benn jëmm moo am solo mais l'opposition entière def na communiqué bu mag ñi nekk ci biir front de résistance nationale te bu subaa dina yëkkati suñuy tànk dem taxaw seeti ji ko ndax li muy dund nii
ay moroomam dañ leen fi jaaraloon ku ne ak sa dossier ndax Macky Sall nag moom noonu la mel Macky Sall moom dafa mel ni tailleuram rek wala ku yor ay ciseaux di coiffé waaw bu tayee rek mu yët kii wot la ba nga ndel bu subaa mu wut ki ci des loolu mooy liggéeyam waaye nag na waa Pastef fi xam yi combat bii ñuy mënewuñ ko ndax Pastef mënewuñ ko ndax jëmmi Ousmane Sonko dañu koy mëne ndax Sénégal dañu koy mëne ndax Sénégal parce que Sénégal foofu la ñu toll ndaxte nag président Sonko dafa représenter benn espoir bokkuñu ak moom parti gëmuñu ni il est le seul la seule solution mais ci élection yi ñu mujje dafa ñëw jël 3e ñun ki ñu tànnoon sax moom moo topp ci moom te kooku dem na kon moom moo fi des kon kooku opposition entière moo koy aaral boppam parce que suñuy suffrage moom moo nekk ci loxoom parce que ay suffrage yu sénégalais yu ko bëggoon def président moo nekk ci loxoom yaakaar jooju moo nekk ci loxoom kon bu yeboo ngeen xam ni opposition bi dina ko def xeexam ndaxte nag génnee na Karim Wade génnee na Khalifa Sall rëkk na ndigg ñi nga xam ne amoon nañu lu ñu bëgg ñu doon jéem a taxaw fekk na leen ba seen vie privée nangu li ñu yor foqati ko lépp pour toroxal leen pour ñu fekk si ko ñépp xam nañ ni am na lu muy xalaat am na lu muy ruumandaat waaw am na lu ne ci xalaatam ndaxte dafay làmb testé ba xam am na lu fa nekk wala amul lu fa nekk kon nag ñun ñii nga xam ni ñoo fi des ci opposition bi suñu responsabilité la ñun ñëpp ñu xam ni laisser le soldat Ousmane Sonko entre les mains du pouvoir c'est tout simplement baliser la route au président Macky Sall pour une 3e candidature c'est tout simplement lui dire qu'il n'y a plus rien on a tous baissé les bras nous avons échoué avec Karim Wade nous avons échoué avec Khalifa Sall mais ça nous a appris à mieux apprendre pour ne pas échouer avec le président Ousmane Sonko parce que échouer nag c'est enterrer de l'espoir enterrer de l'espérance te loolu kenn mënu ko nangu ma dugg ci ay détails dégg naa fi façon naafeq bu nekk dégg nañ ko fi ñu ñuy wax naan ñu dafa am ay appel à l'insurrection appel à la révolte ñu leen di rappeler les propos du président Macky Sall en 2011 dafa taxaw ne na askan bi nañ ko fekk ci tali bi mu dem palais te kenn jàpp ko kenn tëju ko réew nag boo ko oppressé ko ala kulli ali piste jot ñu fippu kenn nekku fi naan na nit ñi def lii parce que ñun suñu xeex duñ ko xeex par procuration duñu wax benn xale xeexal ñu ku nekk sa pas-pas fi mu toll rek noonu ngay xeexee ku nekk sa pas-pas fi mu toll noonu ngay xeexee sa xalaat fi mu toll noonu ngay xeexee kon nag bu fekkente ne dangaa jël askan wi privé leen de liberté privé leen de joie de vivre privé leen de tout tey nga bëgg leen privé d'espoir ñi nga xam ni Ousmane Sonko mooy seen espoir moo fi nekk candidat boo xamante ne boo ne woon suba peut-être élection mu bokk te boo bokkee boo téye woon opposition bi yépp nit ñi dañ ko jàppale nit ñi dañ jël seeni carte sottil ko kon kooku duñu la bàyyi nga koy nasaxal wala nga koy fexeel kenn ci ñun du nangu loolu benn opposant du ko nangu ñi ngeen gis rek tey rek ak ñi ngeen gisagul ak ñi ngeen di gis fan yi di ñëw mais kenn du ko nangu ñi fi nekk nag di expliquer seeni explication lu am ak lu baaxul violence ak leneen ñooñu ñoom la concerné parce que nag réew mi dañu ko bokk te ñun boobu ba léegi ñu ngi wax nañu ba nit ñi bu kaa amee sax dañuy woo naan leen xanaa du ngeen wax kon ñun dañu wax ba nit ñi tëkkale ñu ak ay waxkat
te pourtant wax du suñu liggéey kenn fayuñu pour ñuy wax mais dañuy alerter dañuy avertir te réew mi ñu ko bokk bëri ku nekk ci fànn bi nga nekk danga cee am wàll boobu ba léegi nag ñu ngi alerter téye leen Macky Sall bu leen bàyyi Macky Sall Macky li muy def baaxul Macky fu mu jëm baaxul Macky fu mu ñu jëbalee baaxul nit ñi di noppi di seetaan ñii far di far ñii ne patt di patt ñii nelaw di nelaw ñii ku nekk daal nga ne ci sa ruq ku nekk nga ne ci sa biir ruq kon nag tey responsabilité ñëpp la nag ñu yoroon seen i bët di xool te tëj seen gémmiñ ñi tëjoon seen gémmiñ te gëmm seen ay bët ñi nga xam ne ñoo ne ci seen biir ay ruq te ku ne war cee wax parce que réew mi dañu ko bokk dafa yomb nag dëgg la neexul nit ki jóg këram gis ay lacrymogène yu ñu tàkk gis ay oto yu ñu taal wante à qui la faute nañ ko wax te dee depuis combien d'années ñuy wax ne Macky Sall fi nga bëgg a jëme réew mi du sotti depuis ñaata at ñu koy wax kon nag bu fekkee dangaa nekk ci réew ñu ne la kii jiite réew mi ni mu koy jiite baaxul nga ne patt di ko setaan bu nit ñu wootee kaay leen ñu manifester nga ne sa yoon nekku ci kon boo demee ba nekk dommage collatéral da ngay jàpp ni am nga ci sa responsabilité kon nag na Sénégalais yi organiser wu na Sénégalais yi jóg taxaw parce que nag lii benn Sénégalais mënu ko accepter déjà Ousmane Sonko dafa nekk un député du peuple procureur mënul xëy suba naan bu wuy suwulee ma ñëw jël si ko manu militaire yi déedéet parce que constitution ci article 61 moom moo ko protégé ñu wëlbatiku règlement intérieur assemblée nationale loi organique article 53 ne balaa nga koy mën a convoquer dañoo war a lever immunité parlementaire am kon lan moo war a tax ngeen di daw bay daanu te nag Sénégal dëkk la boo xamante ne bu yeboo ñu xam ne àdduna ñuy waaj a jéppi parce que dëkk boo xam ne du ñu defar nit déedéet Sénégal kenn defaru fi kenn ku nekk yow yaa fiy taaba jóg ak dal di defaru di taxaw ba ne jojj waaye nag mën nañ yàq nit ci benn tàkkusaan mën nañ ci yàq doomu aadama loolu dafa yomb loolu c'est la responsabilité du président Macky Sall c'est la honte du président Macky Sall parce que vous êtes un homme président Macky Sall góor nga yaay nga góor nga jëkkër nga papa nga lii dafa ñaaw nga permettre dans une république dans un état de droit ñu xëy suba ay site di titrer di traiter un père de famille di ko accuser de violeur sur la place publique bu enquête amoon sax wala plainte amoon les autorités auraient pu faire le maximum pour que plainte boobu mu ànd ak sutura ba nga xam ni balaa cay askan bi jot dafa fekk ñu am ci lu wóor waaye salaamaaleykum n'importe qui nit mën naa jóg rek porter nit plainte xëy na may mun a def na lii Ousmane Sonko def na lii nga xëy yàq ko ñu dugal ko ci réseaux sociaux yi di ko kaañoo yàq réputation xalaatuñu ay doomam ndax léegi ère internet lañ nekk xalaatuñu ay jabaram xalaatuñu ay waajuram comme ça un état responsable section de recherche kan moo fa yóbbu plainte bi ñu yóbboo plainte bi est-ce qu'il y avait la presse? La plainte n'était pas destinée à la presse. Une plainte elle est destinée à une gendarmerie kon lan moo jëlee plainte bi gendarmerie indi ko ci espace public bi lan moo jëlee plainte bi ci section de recherche indi ko journal Les Échos indi ko sur la place publique lan moo ko def bu dul woon ngeen nekk état boo xamante ne état bu irresponsable ngeen état bu aveuglément méchant ngeen état boo xamante ne vous ne reculez devant rien pour anéantir les adversaires ñaaw na trop